dalee nag jàmm ak seen télévision Kifne TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal ci seen émission bi ngeen xam ne ñu ngi ko tuddee li xew ci marché bi ñu ngi fii ci Kër Massar arrêt 54 bi ñu ñëw ak yéen war rek tey ci seen émission li xew ci marché bi ñu ànd ci biir ma sama caméraman. asalaamaaleykum wa rahmatulah. sama yaay ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay. mbaa yéen a ngi am jàmm. te dañu ñëwoon seet leen ci seen marché bi indiloo leen seen émission li xew ci marché bi ñu leen di laaj rek lan moo xew ci seen marché bi ñu ngeen dundee clientèle bi ci jafe-jafe yi ngeen di am ci marché bi ak lépp lu ne ci biir marché bi daal bëgg nañ koo xam ndax li xew ci marché bi la ñuy wax tey. ñun daal bu ñu dimbali lañ bëgg marché bi métti na. liggéey bi métti na bëgg nañ ñu liggéey amuñu lu ñu liggéey bëgg na suñu dimbali ñu am lu ñu liggéey. marché bi bi soo ko ni méttee jigéen ñi ku leen jàppale rek lañ bëgg. waaw loo xam ne mën nañoo liggéey ñu jàppale ñu mën am lu ñu liggéey ñun daal loolu lañ bëgg. waaw léegi ñu leen di laaj rek lan ngeen di sànni ki ngeen xam ne moo leen nekk fii da ngeen di fay juuti. dañuy fay juuti waaw. yéen a ngi fay juuti. waaw te amoo leen benn changement ci marché bi. yéen lan ngeen di wax ñi ngeen xam ne ñoo leen jiital ci marché bi. maanaam ñu jàppale waa marché bi ñu fi nekk. ñu man ñoo jàppale. ñu daal loolu lañ bëgg. waaw di leen laajaa rek ndax saa yi gis nañ ne violence bi bëri na lool ci biir réew mi surtout ñun jigéen ñi yéen ñu xëy di liggéey ci bàyyi seeni doom ginnaaw ñuy wax sàcc xale yi mu bëri lool léegi yow loolu lan ban kii nga ci am daal ban yëg-yëg. xanaa ñu dimbali ñu ci rek ngir yàlla ndax bari ci dem rek ñàkk na sàcc na fa benn xale. ñu dimbali ñu rek ngir yàlla ci xale yi ndax ñu fajar la ñu jóg ay jaboot lañu door bu ci daan suñu doole foog ñu ñëw di suñu jaboot xam nga ne boo bàyyi ay xale ci kër bëgg a liggéey sam xel daal. waaw fajar nga bàyyi ay xale bëgg a liggéey sa xel daal. waaw ñu dimbali daal ñu ngi lay nuyu tamit di la jaajëfal bu baax di la wax lan ngay tàggatoo. xanaa li nga sant di leen gërëm rek di leen wax borom rajo bi ni muy dimbali télé bi yàlla waaw borom télé bi ñoo koy sant di dimbali. salaamaaleykum sama yaay. maaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw maa ngi leen di fay. ñoo leen tey dañ fi ñëwoon ci seen marché bi indi leen li xew ci marché bi ñu bëggoon a xam lan moo xew ci seen marché bi rek. marché bi comme sama doomu ndey ji wax rek moo fi xew. ñu bëggoon ku ñu jàppale rek te yàlla tax. tey bu ñu dara tamit. jigéen moom jàppale rek ndax mooy ndimbalu. comme que ñu ngi jéem a doon doole daal di jàppale suñu borom kër yi. ñu ne suñu ci gis nga jàppale ñu rek te yàlla tax rek moom la ñu bëgg. loolu doomu waa di lay wax rek comme tey yéen nee ngeen da ngeen di fay juuti seen marché bi ban jafe-jafe ngeen ci am. macha allah la jot la. ñaata moom macha allah amul benn jafe-jafe. mais nag ñu ngi fay juuti waaye moom macha allah ñun ñëpp benn la amul benn jafe-jafe. waaye bu tawee du leen am benn jafe-jafe ci nawet beeg yooyu. déedéet sant yàlla amaguñu problème boobu. amoo leen problème boobu. looy wax seen jiitu marché bi nag. seen jiitu marché bi ci leen jiital ci marché bi. fi ñu jiital moom macha allah moom. ndaxte njiit bi rafet na lu ñu wax moom la wax li ñuy def moom la wax moom macha allah daal fenn daal moom la ñuy jooy clientèle waaw. clientèle moom lan moo tax du ñu ñëw ci biir marché bi. xëy na nag nit ñi xam nga xaas léegi. xaas léegi moo jafe. kon ñu leen di ñaanal rek yàlla ngeen am xaalis yu bëri ba client yi ñëw. di jàll ci beneen yaay. salaamaaleykum sama yaay. ñu ngi lay nuyu di la ziar. mbaa yaa ngi am jàmm. te dañ leen seet si woon seen marché bi indi leen tamit li xew ci marché bi ñu lay laaj rek yow lan moo xew ci seen marché bi. ñaan yàlla mu yokk ko. amiin. ñu ngi fay juuti waaw loolu am na solo mais client yi marché Kër Massar bi ni Kër Massar populaire lu tax client yi du ñu ñëw seen njaay dafa seer wala nu mu demee noonu.
mais xam nga Kër Massar dafay jugee tool yi ñoom du tool yi la ñuy jugee suñu ñëwee daal di léegi si yaa moom lu ñu bëgg nag la xool sa ñu ne dañuy féete ñoom duñ ko defar bokk ñi nga xam ne ñoo yor seen tool yi ñëw di jaay ak mais nag ñu ngi gis changement. waaw léegi yow lan ngay sànni sa moroomu jigéen ñi nga xam ne ñu ngi xëy toog ci kër yi demuñu doon daan seen doole comme ni ngeen koy defee ni yow lan nga leen di sànni parce que léegi nee nañ kenn toogatul. waaw kay suñu ñaax sama moroom jigéen képp toog rek ndax jamono bi kenn toog góor a dóor waa jigéen a dóor ñëpp a ngi dóor waa kenn toog loolu lay ñaan sama mbokk jigéen ñun ñëpp ñu nañ ko bokk ñu tax ñu liggéey te xam ne jigéen moo jàppale waaw loolu neex na waaw léegi ñu ngi lay laaj violence bi am ci réew mi instant bi ngay dégg sàcc nañ xale des fois nga dégg ne jigéen foore na jëkkëram des fois nga dégg ne góor rey na jabaram loolu ban jàngat nga ci am ak ban métti daal nga ciy yëg. loolu moom jàngat ko dama defal ne dafa ànd ak sa bopp wala wala maa ngi ci wala ñaan ko jàng loolu lépp de fekkee tey fii nga alxuraan di ko jàng yaa ngi seen ci yàlla yoo xam lu bëri di ko génn yow ñu ngi lay jaajëfal di la ñaanal jàmm yaa defal ko ñu jàll ci sunu beneen yaay. salaamaaleykum wa rahmatulah sama yaay. waaleykum salaam sama ndey maa ngi ci wéri. na nga def mbaa yaa ngi am jàmm. waaw maa ngi sant yàlla bu baax. tey dañuy ñëwoon ci seen marché bi indi leen li xew ci marché bi mooy ñu koy wax marché Jumbo. waaw marché Jumbo. waaw dañ ne woon rek di leen laaj li xew ci marché bi. waaw sama nene ñun bu ngeen fi ñëwee dina leen dalal bismillah di kontaan nag ci seet bi yéen ñu seet si waaw tubaarkàlla masha Allah di leen ñaanal seen télé bi yokk ba yëg ko ci kaw ci lu baax amiin yaa rabbi ñun nag suñu marché bi mi ngi nii rek marché Jumbo la tudd man Maam Jaara Caam laa tudd maa nekk ci marché bi tubaarkàlla di géwélu marché bi waaw loolu neex lu ci xew tubaarkàlla maa ko yëgle masha Allah ñu fi nekk nag tubaarkàlla bokk ndey ak baay waaye nag suñu marché bi nag xaw a doy waar daal neex gi daal moom demeewul noonu ndax fi nga taabal yaa ngi ni seen nekk ñun daal fi mu nekk nii suñu problème mooy marché mbedd yi waaw ñun marché mbedd yi moo ñu sonal waaw li wër marché Jumbo daanaka foo romb boo doxee ñaari tànk gis taabal loolu moo ñu sonal taabal yooyu nag bu ñu ñëwee mënoon a andi ci biir marché bi ñu jël taabal yi ci marché bi toog fi ñu bokk jaay loolu daal moom dinañu neex waaw ñu ngi leen di sant nag di leen gërëm di kontaan ci yéen waaw sunu yaay ñu ngi lay jaajëfal defe naa li mu wax am na solo dem nañ foo xam ne nii tamit comme nii lay woon rek biñ leen laajee ñoom tamit nee nañ marché yi taabali ci mbedd yi ñoo leen sonal di wax ñu ne ci mbedd mi tamit nañ jàppale ñi ci marché bi ndax ñoom dañuy fay juuti te ñoom ñi ci mbedd mi duñu fay juuti nañ jàppale sunu yaay ñoom ñu ñëw ci biir marché bi bokk ak ñoom liggéey bi bu ko defee mu gën a neex sunu yaay ñu ngi lay jaajëfal yaay Maam Jaara salaamaaleykum soxna Ami. maaleykum salaam. naka nga def. maa ngi fi. te dañ ñëw seet si leen ci seen marché Jumbo ñëw di leen laaj li xew ci marché bi rek yow lan nga xam ci marché bi li fi xew. jàmm saa ñu ngi xëy di door waar rek. saa ñu xëyee dem jëndi bagage ñu toog di xaar kii yaay. macha allah saa ñu xëyee daal ñu ngi jaay suñu wërsëg moom. mais yéen seen clients yi ñu ngi ñëw normal wala. ñëwatuñu normal moom. parce que dañuy jënd dafa seer te bii ñun jënd li ñu jëndee dafa seer. ñu bëri Kër Masar ñu dem waaye ñun saa ñu xëy ñu ngi jaay suñu wërsëg moom waaw. maanaam jën yi dafa seer waaye dafa fekk jën yu baax ngeen yor moo tax. waaw jën yu baax ngeen yor moom. waaw lan ngay wax ñi nga xam ne ñoo yor taabal ci mbedd yi rek bañ a dugg ci biir marché bi sunu yaay comme ni mu ko waxee léegi yow loolu ñooñu lan nga leen di wax. dama leen wax ñëpp ñëw ci marché bi parce que bu ñëpp jëlee taabal ñëw ci marché bi. marché dina xumb kon kenn yemat ci mbedd yi ñëpp dinañ ñëw marché. mais jéegi tayal bañ a ñëw marché ñëpp ci taabal yi dañ yem duñu ñëw marché. léegi lan ngay tàggatoo rek yow soxna Aminata Diop. damaa bëgg ñëpp di ñëw ci marché bi dugg ci saa ñu xëyee ñu ngi yeewu 4 heures du matin 5 heures pour dem uti jën bu baax ak ndugg yu baax ñëw teg di xaar ci jaay kon ñëpp bu ñu xëyee ku ne war ngaa jël sa pañe daagul ba marché ndugg sa ndugg yu baax jël sa jën yu baax boo demee ceeba sa waasal ñu kontaan. loolu rafet na. looy gërëmee sa borom kër. sama borom ko xanaa di ko ñaan yàlla ndax moo ma bàyyi may yeewu 4 heures du matin 5 heures du matin. waaw di bëgg rek di ko jàppale kër gi moo tax may bàyyi may xëy liggéey ndax ñu ngi may def
jàppal na macha allah. kër gi yokk rek waa ak xale yi macha allah. maanaam nga jàpp mu jàpp. maa ngi jàpp muy jàpp waa te bàyyi ma seetaan ma benn yoon maa ngi koy ñaan yàlla gudd fan ak wala ko wër na. mu gën maa jàppale waaw. ñu jàll la ci ñeneen. asalaamaaleykum wa rahmatulah sunu yaay ñu ngi lay nuyu di la ziar. sama doom maa ngi lay fay di la jox sa wàccuwaay. mbaa yaa ngi am jàmm. tur bi nan la. maa ngi ñëw Seydou Papa Ndoye. loolu neex na. dara fay dara fay lool. ñëpp ma bëgg mooy Amy Niass. waa kay sama yaay Amy Niass ñu ngi lay laaj rek tey lu xew ci seen marché bi ci jafe-jafe yi ndax am na fi clientèle bi ndax mu ngi dox ñu ngi lay laaj ci loolu. waaw loolu de moom boo ma ci laajee dinaa ci sawar. ndax tubaarkàlla macha allah presque marché bi moom 10 heures lay commencé. ndeysaan 11 heures mu wàcc. kon xam nga ne dox gi moom des na. des na kay. des na lu bëree bëri. kon nag ñu ñaan yàlla mu dox. ba suñu télé bi fekk ni fi. waaw ñu gën a xat mu gën a xat. ci bàtt Seydina Muhammad. léegi yow lan ngay lancé ñu yor table ne ci mbedd yi te nee nañ ñi sama yaay waxtee ne ñoo leen te kii jarata bi gën a yokku lan nga leen di lancé ñu ñëw ci biir marché bi wala ñu seet beneen pexe rek. xam nga ki toog ca mbedd ma. wërsëgam la fay xaar. ki ne ci marché bi. wërsëgam la fay xaar. ko yor sa buntu kër te mënoo dem marché am nga fa ne droit toog sa buntu kër jaay sa wërsëg fekk la. dëgg la loolu du loolu affaire bi gëm-gëm la rek doomu aadama foo nekk sa wërsëg fekk la. dëgg la. kon ña ca mbedd ma ñoo moom mbedd ma fa moo leen neex ñu toog fay jaay. ñu nit marché bee ñu neex ni ñu fi am lu ne war ko fay am mooy suñu wërsëg. kenn ku ne li sa wërsëg moom rek ngay lekk. dama bàyyi ñi ci mbedd yi. loolu am ñu liggéey seen liggéey. loolu am na macha allah. kon baax na. noonu laa ko gisee de. sama yaay Amy Niass ñu ngi lay jaajëfal kontaan nañ ci yow bu baax a baax looy tàggatoo nag. xanaa doom di leen ñaanal ca lu jëm ci kanam. yokk ba yëpp da ngeen jël sama doom yi journaliste yi. loolu dinañu ne dinaa mu xam ne. amiin yaa rabbi. tey ba amul borom kam yàlla nga am borom kam. amiin wa. ñu ñëwaat rek tey sunu yaay ji nga xam ne mooy délégué bi def lu baax a tax fi ñu jaar yëpp dañ laa gërëm waxal lu baax ñu lay wax rek lan ngay sànni sa mbokk jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci marché bi waxal la lu rafet loo xam ne ñun sax xamuñu ne woon yaa ngi ci biir marché bi lan nga leen tàggatoo ak ñoom. alhamdulilah mina seytaane rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw ba ma sant yàlla bi ñu seenante bi sant samay waajur maa ngi gërëm waa marché bi Mbour parce que man adjointe au délégué laa Guèye Ndiaye mooy délégué man adjointe am laa secrétaire général bureau marché bi mais wax dëgg yàlla man la bàyyee ak waa marché bi ku ci am loo soxla ci man lay ñëw luñ ciy def danaan dem leen ci Xadi waa marché bi nangul ma loolu waaw ku ci am looy jàmbat ci marché bi di nga ñëw ci man wax ak man ne ma ana délégué waxal ma ko lii waxal ma ko lee léeg-léeg du ñu egg sax ci délégué ci man la ñuy yem kon cër boobu maa ngi leen ci gërëm ñoom ñëpp ñuy góor nag di jigéen ñoom ñëpp gërëm naa leen sant naa leen. waaw gis nañ ne marché bi tamit li fi xew gars yi wax nañ sunu yaay wax nañ li xew ci marché bi ñoom am na ñoo xam ne nee nañ macha allah ñu ngi gis njarata bi am ñoo xam tamit wax nañ contraire bi ndax loolu mën da ñàkk ci doomu aadama léegi yow gis nañ tamit ne nee nañ marché bi jafe-jafe yi mooy bu tawee ak yooyu am na ñoo xam tamit ñu waxaat contraire bi léegi lan nga leen di lancer en tant que délégué de marché bi ñi nga xam ne ñu ngi am lu ñuy ñaxtu ci biir marché bi lan nga leen di lancer ak loo leen di wax. waaw li ñu wax loolu dëgg la ndax ñun bureau bi ci loolu la ñu taxaw suñu trésorier Idrissa Gueye ci jar a gërëm la Idrissa du nelaw guddi 1 heure du matin 2 heures 3 heures du matin day ñëw ci marché bi di contrôler di xool lu fi sikk ak lu fi war a dem dëgg la nag mbaa marché bi mbaar yi am na ci mbaar yoo xam ne bu tawee moom kenn du fa mën a toog déjà évacué nañu benn mbaar boo xam ne kenn jaayatu fa parce que lan dal bi dafa daanu keroog woon nañu monsieur le maire Moustapha Mbengue ñëw na def na constat yi am na lu mu digoon ñu ngi toog nañ di ko xaar demande nañ fa relancer ko pour mu prévoir ko avant hivernage bi pour affaire mbaar yi ñu mën ko liggéey ndax waa mbaaru jën fee ñu nekk ne mbaar bee boo ko xoolee ne xam nga ne mbaar bi wóorul sax nit ki fi toog dëgg la te marché bi am na problème
njarate waaw loolu ñi ñenn ñi wax dëgg la am na ñu ciy gis seen bopp mais am na ñu ci dese gis seen bopp parce que marché bi tam dafa enclavé nekkul ci kaw tali te marché bu mag daf ñu jege marché mbedd yi daf fi bari marché yëpp sa jëkkër yooyu ñu yëpp seen jëkkër yi fi ñuy liggéey bari na fi lool borom bu si maanaam waaw bari na fi lool taabalu mbedd yi ñooy tax marché bi mën ko dox te dañu nekk ci zone boo xam ne zone inondable la fii boo génnee marché bi ni léegi terrain yu bari kenn dëkku fa ndax inondation bi tax na unité 11 presque genn wàll gi ñëw dëkk genn wàll gi dëkk ñu fii ci ginnaaw même chose looloo tax ñenn ñi le peu de gens ñi fi nekk dañuy préféré des fois dem station dem jëndi ndax marché bu mag foofu moo gën a kii bu duggee ci foofu duñu loolu daal mooy suñu problème ñàkk yoon bu ñu duggee ci marché bi daal marché bu tawee duñu am yoon yu ñu jaar marché bi day am ndox mbaar bee day senn wóorul ndax mbaar bee keroog ba muy daanu dafa nekk 2 jours après tabaski fekk nit ñi di reposer sinon si kaw mbaar ba place jàmbur la daanu donc yàlla moo ci def sutura daal waaw léegi lan ngay lancé jéeg ji nga xam ne dañuy yor mbuus dugg ci marché yëpp sa jëkkër bi comme ni nga ko waxee loo leen di wax loo leen di xelal ci mbuus yi ñooñu moom dañoo li ñuy wax yàpp seen jëkkër nañu bàyyi yàpp seen jëkkër waaw marché bi lépp lu ñu soxla mi ngi fi prix yu abordable la ngi fi dañuy jaay lépp yow dugg nga ko ba waroon ngaa filmer table yi filmer yëpp lépp am na fi gis naa loolu lu waaye soxla am na ci marché bi li ñuy teggee di dem feneen xëy na dañoo bëgg a doxantu laa yaakaar wala dara waaye marché bu la jege loolu soxla am na fi à des prix très abordables dañu ñëw nag mbuus yi loo ciy wax mbuus yi moom nañ ko ba mbuus yi moom nañ ko ba xam nga jéeg lu ñu xamoon ci moom gàddu leket doo jël sax siwo leket ngay gàddu daal di ko téye nii nga koy téye nag waaw def jongama daal def jongama ñëw daal di dugg def ci sa leket daal di dem mbuus yi moom nañ ko ba pare mbuus yi day tilimal baaxul mbuus yi day tilimal te baaxul ci environnement bi kon ñoo ko gisandoo noonu sunu yaay léegi lan nga ñuy lancé ñun sunu télévision bu bees bi rek ñu koy wax Kifne TV lan nga ñuy ñaanal loolu ñuy xelal comme tey affaire xale la am na kilifa sax waaye ñun xale yi ñoo nekk ci terrain bi dëgg la des jeunes ambitieux loolu baax na ambition moom boo ko amee rek yàlla da lay jàppale ndax ñun ñëpp ñuy commencé man bi may commencé ci marché bii ba tey jii ma am fil ma fi am nii ma daar ak saabu laa daan gàddu di jaay fii ci marché bi ba tey yàlla def li mu def moom ndeysaan waaw donc ambition bu ngeen ko amee rek incha allah yàlla mi leen ci Kifne TV maa ngi leen di ñaanal ca kaw ca kanam ngeen góorgóorlu bañ a baisser les bras bañ a xeeb dara ci 1 la ñuy commencé ba yegg 100 ku commencé wul ci tuuti doo yegg ci lu bari ngeen góorgóorlu yàlla jàppale leen yàlla na leen yàlla jàppale ba ngeen ñuy dégg seen télé ñuy dégg télé yu mag yëpp amiin yaa rabbi te télé yu mag yëpp noonu la ñu commencé waaw loolu la ñuy wax waaw ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ci seen beneen émission nga xew ci marché bi di jaajëfal sunu yaay ñi fekk sewoon ci marché bi sunu yaay ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal jàmm di wax asalaamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu. Une 6e catégorie qu'on appelle cuisinier ou cuisinière qualifiée de cocotte de plus de 8 personnes. Ce sont ces cuisinières qui préparent donc des plats pour plus de 8 personnes. Nous avons 7e et dernière catégorie que l'on appelle donc les maîtres d'hôtel qui travaillent dans les hôtels. Donc vous voyez au-delà donc du champ d'application qui est le contenu qui est révélé, de la forme d'engagement, de la classification, nous avons aussi cette arrêté qui nous parle du salaire minimum, qui nous parle donc de la durée du travail, qui nous parle des congés, des possibilités d'absence, des repos hebdomadaires. Il y en a autant donc de dispositifs qui sont pris ou de contenus qui sont prévus donc, pour organiser le travail domestique en quelque sorte. Monsieur Gassama, pour vous, oui. Quelle est la problématique que rencontrent les travailleurs domestiques? La problématique que rencontrent les travailleurs domestiques. Bon, pour dire, donc, je pense qu'il y a deux sortes de problématiques que rencontrent les travailleurs domestiques. D'abord, c'est une problématique qui est déjà juridique, parce que les dispositions qui sont prévues ne sont pas appliquées, et déjà par l'arrêté, mais aussi il y a une problématique qui est déjà sociale. Donc au niveau donc, de la société ou la manière dont les travailleurs domestiques font le plus souvent donc, leur travail. Du point de vue juridique, je disais tout à l'heure qu'il y a un non-respect des dispositifs. Vous prenez tout simplement l'exemple de l'article 2 donc, de l'arrêté ministériel de l'arrêté ministériel numéro 974 du 23 janvier 1968. Cet article 2 nous parle de forme d'engagement. L'engagement individuel est établi selon les dispositions locales en vigueur.
C'est un rajout qu'on a fait au code du travail, ce qui signifie que lorsque je suis un travailleur domestique, je peux être engagé sous forme de contrat à durée déterminée, comme je peux être engagé sous forme de contrat à durée indéterminée. Ça dépend du choix que nous avons. Mais ce que nous constatons malheureusement dans la pratique, madame, le plus souvent ce sont donc des travailleurs domestiques qui travaillent pour des ménages particuliers, sans contrat de travail déjà, sans être déclarés, et par conséquent ils sont exclus de la législation du travail. Et à partir de ce moment, ils ne peuvent pas bénéficier des atouts de la législation. Déjà là, c'est une problématique, mais il y a une autre problématique, c'est le non-respect donc de l'article 4 aussi de cet arrêté qui parle donc de la cessation de leur travail. Je veux parler donc du préavis. Le législateur nous dit de façon très simple que chacune des parties a la possibilité ou a la liberté de mettre fin au contrat. Lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, il a la possibilité de mettre fin au contrat en prévenant à l'avance, 8 jours à l'avance, l'autre partie. En cas d'une observation de ce préavis, le législateur prévoit déjà qu'il y a une indemnité qui doit être versée donc à l'autre partie. Maintenant, ce que nous constatons dans la pratique, le plus souvent, les relations individuelles entre l'employé travailleur domestique et l'employeur, ce sont donc des relations qui terminent par des histoires anonymes. Et il n'y a jamais eu d'indemnité versée à lui ou l'autre partie. Déjà, donc, il y a un problème sur ce point. Nous avons aussi donc le non-respect des articles 6. Je tiens à cet article parce qu'il prévoit tout simplement le prime d'ancienneté. Donc, c'est une majoration qui est prévue par le législateur allant de 3 à 10%. Une majoration sur du salaire de base minimum qui doit être fait. Vous allez donc dans la pratique, vous verrez donc un travailleur domestique qui travaille dans une maison pendant 5 ans, 10 ans, il n'a jamais eu d'évolution par rapport à son salaire. Or, vous allez dans une entreprise de la place, il y a un travailleur qui est là-bas, donc il fait 5 ans, 10 ans, il y a une augmentation par rapport à son salaire de base donc minimum. Ce qui se fait dans le privé, dans les entreprises, peut normalement donc, se faire donc, dans les maisons et c'est possible. Donc c'est encore une exploitation qu'on fait donc, le plus souvent au travailleurs domestiques. Au-delà de ces articles, nous avons aussi donc les articles 8 qui nous remet sur quoi? Sur le salaire minimum. Parce qu'il y a le législateur, il y a en quelque sorte l'arrêté qui fait un renvoi. Quel renvoi qu'il fait? Il fait un renvoi au code du travail. Et le salaire minimum qu'on a prévu, donc on a fait en quelque sorte une référence au SMIC. C'est-à-dire, donc c'est prévu entre 40 000 et 50 000 pour les travailleurs domestiques. Maintenant, ce qu'on constate dans la pratique, ce sont des travailleurs qui se donnent à fond, qui travaillent à peu près 12 heures par jour, 60 heures dans la semaine, et qui ne parviennent même pas à gagner 30 000 francs. On les exploite dans les maisons en les payant donc des salaires à intervalle de 10 000 francs jusqu'à 30 000 francs ou bien 25 000 francs. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'une personne puisse travailler au-delà de 12 heures par jour, on lui paye à la fin du mois 25 000 francs. Ce n'est pas du tout normal qu'une personne passe la nuit chez toi, travaille toute la journée, à la fin du mois, vous lui payez 25 000 francs. Je crois que là, on doit revoir donc, ces genres de pratiques et revenir sur les textes, les appliquer. Au-delà de ces articles aussi, nous avons donc la durée du travail. Le législateur prévoit donc une durée de travail minimum de 260 heures par mois. Et 260 heures qui correspond à 173 heures, 33 minutes de travail effectif. Mais ce que nous constatons, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ce sont des heures de travail de 12 heures. Pour ce qui est prévu, c'est 8 heures par jour. Ce sont des heures de travail de 60 heures dans la semaine. Et ce n'est pas du tout normal par rapport aux heures de travail. Et le pire dans tout cela, il n'y a jamais eu de paiement des heures supplémentaires. Ils font des heures supplémentaires dans les maisons dans lesquelles ils travaillent. Il n'y a jamais eu de paiement d'heures supplémentaires. Et au-delà de ça aussi, ils n'ont pas de repos. Ils n'ont pas de congés payés. Pour les permissions et les absences, on n'en parle même pas. Et pourtant, ce sont tous des dispositifs qui sont déjà prévus par l'arrêté. Parce qu'il faut le dire, le travailleur domestique a droit au repos hebdomadaire, le travailleur domestique a droit aux congés payés, le travailleur domestique a droit donc aux permissions et aux absences.
Ce sont déjà donc des mesures qui sont prévues par l'arrêté et qui ne sont pas respectées par les employeurs. Nous avons aussi, au-delà de ça, le congé. Le congé que je disais tout à l'heure, il y a un congé payé pour les travailleurs domestiques. Et je peux défier tout le monde qui n'y a jamais eu, en tout cas je n'ai jamais vu, un travailleur domestique qui bénéficie d'un congé d'1 mois et qui, lorsqu'il revient à la maison, il est payé pendant ce congé. Ce sont là les problématiques juridiques que l'on rencontre. Du point de vue social, il faut donc le dire, le plus souvent, ces travailleurs sont victimes tout simplement d'abus sexuels dans les maisons dans lesquelles ils travaillent. Au-delà des abus sexuels, nous avons aussi des abus physiques, ils sont maltraités, et aussi donc le regard que la société a envers ces travailleurs, c'est un regard donc tout à fait normal. Donc le plus souvent, on les stigmatise et ce n'est pas du tout donc normal. En tout cas, ce qu'il faut dire tout simplement, c'est un travail que nous devons davantage honorer parce que ce sont des travailleurs que l'on est. Puisque qu'on a presque fini, c'est la dernière question. Vis-à-vis des problématiques, quelles recommandations donnerez-vous pour le respect des droits des travailleurs domestiques? Pour le respect des droits des travailleurs domestiques, il faut tout simplement dire qu'il y a déjà un dispositif qui est là. Nous avons un arrêté qui régit le domaine des travailleurs domestiques. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'appliquer d'abord l'arrêté et d'appliquer les sanctions qui sont prévues, si je ne me trompe pas, par l'article 22, qui prévoit donc des sanctions et qui, donc, ces sanctions, on peut les trouver dans le décret numéro 62-017 du 22 janvier 1962. Donc, il faut d'abord appliquer donc, ces sanctions et appliquer le texte de l'arrêté. Au-delà donc des textes, il nous faut ratifier quoi? Il nous faut ratifier la Convention 1989 de l'Organisation internationale du travail. C'est une convention donc, en faveur des travailleurs domestiques. Il faut aussi faire tout pour entrer la recommandation 201 de l'Organisation internationale du travail parmi ce dispositif. C'est en quelque sorte une manière d'humaniser le travail de ces personnes qui travaillent dans les maisons. Au-delà de là, moi aussi je recommande les associations. Déjà au Sénégal, il y a une association sénégalaise des travailleurs domestiques. Donc, il faut que l'association fasse un travail de promotion, que les gens puissent savoir que ces travailleurs domestiques ont des droits, au même titre que les autres travailleurs qui travaillent dans les entreprises ou qui sont des fonctionnaires qui travaillent pour l'État du Sénégal. Donc, il nous faut un travail de promotion. Donc, il faut aussi que les activistes, si je peux l'appeler aussi, la société civile, puisse aussi prendre des dispositions pour aider aux vulnérables afin qu'on puisse respecter leurs droits. Déjà, il y a un groupe de travail qui est montré par des travailleurs sociaux, tels que des assistants sociaux et des médiateurs professionnels qui, dans les jours prochains, vont essayer d'aider l'Association sénégalaise des travailleurs domestiques pour les aider aussi à maîtriser d'abord déjà le texte, parce que puisque dans ce groupe, il y a aussi des juristes, il faut qu'on les aide, qui maîtrisent d'abord le texte de l'arrêté, avant aussi d'essayer de mettre des associations ou de vulgariser les activités de l'association de telle sorte que nous arriverons à l'humanisation de leur travail. Voilà, en général, ce que j'avais comme recommandation. Et j'aimerais vous remercier pour l'honneur que vous m'avez fait en m'invitant sur votre chaîne YouTube. Merci beaucoup. Ok, merci. parce que da nga ko manqué yéen dañuy jàpp ne bu la koy jox am na lu mu manqué maanaam dafa bokk ci yar bi nga jàngal ko xamul ko diineem bu fekkee daf koo manqué woon bu fekkee nag dañ laa jox ku xam diine ba pare loolu sa sens la waaye bu fekkee te ni kin la jox xamul diineem góorgóorlu ba xamal ko diineem ndax dina la dimbali ci kër gi yow mi borom kër ndax ki nga xam ni xam na diine ñaare boo ko waxee li yàlla wax te tamit dina xam ay àq yi nga xam ne moom la amee borom këram waaye ko nga xam ne xamul dara ci ay àqam xamul dara ci li ko war kooku day naqaree jëflanteel moo tax jàngal ko loolu sa devoir la yow. beneen bi ci topp mbokk yi ma taxu yem foofu ci àq yi rek wala heure bay jot ci àq yi góor àq jigéen ci kaw borom këram góor gu nekk àq bi jëkk mooy soxna
pour ñu may la ko faaw nga jox ko can mooy première àq ci àq yi du nekk sa soxna mukk lu dul can d'accord can ga nag waxuma ci àtte yi bu ñu teewal laag bu ñu ajat yooyu déedéet waaye ak can daal bi ci topp mooy àqu nafaxa dépense jigéen borom kër moo ko gàddul dépense sa dépense moom lu mu metti danga ko war a joxe moo xam da ngeen a juboo wala da ngeen a meroo ak lu mën ci xew da nga war a joxe dépense lu dul rek nag ci lenn lu fuqaay wax bu fekkee dafa def li ñu tudde nusur nga xam ni dara da lay dem ba di la tere boppam amatul la benn njariñ bu boobaa téye sa alal ndax li taxoon nag nga di ko jox dépense loolu amatul waaw waaye ci xuloog werante rek li ñu ndeysaan oustaz Maguette Ndiaye waxoon bu yàgg ca école arabe ñu ngi def CM2 mu ñëw xale yi coor rek mu ñëw di ñu jox benn leçon morale yàgg na mu ni jigéen ba dugg ca ni waroo xuloog moom sax xëy daan ko jox dépense ci loxaam nga ni da ngaa mer nga ñëw teg ko ci taabal ji dem sa yoon di ko wan ni da ngaa mer mu ni déedéet bul def loolu waaw man xam naa sax moom fàtt na ko waaye man xam njàngale dafa am solo dem ko daan jox ko boo ko bàyyi ci taabal ji bu fekkee ku sant Jóob la ba ñëwee danga ko laajal sa añ ka nga joxoon sa dépense demal sa taabal ji mu jox la sa taabal du togg moo tax ak nite day yor kër ku la gën a nite moo la gën a mën a yor beneen bi mooy dëkk bi beneen bi mooy bu feebaree nga faj ko beneen bi jigéen góor dafa am war di sañse àq la boo nga xam ni moo ko ameel ba soxnaam comme ni jigéen di sañsal borom këram li Ibn Abbas doon wax inni atazayyanu limraati kama tatazayyanu lii Ibn Abbas nee na damay sañseel sama soxna comme ni may sañseele waaye góor ñu bari seen yoon nekkul ci loolu dañ yaakaar rek jigéen ñi ñoo war a toilette boo jógee ci àll ba mel ni maar day tànn da ngay sangu solu parce que sinon dina gis benn sawaane bu toilette mu topp ko parce que daan borom këram daal subarkalla yow da ngay def telle sorte que la bu la xoolee xaw a bëgg xaw a kontaan am lu mu sentir waaye fu mu la xoolee nga mel ni njóobeen bu jóge tool loolu baaxul day tax muy xool leneen kon amel nga ko ak di sañseeg moom ak di kaf ak moom waaye ni muñ rek foo toll di fas kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën ñëpp te da doon kaf ak Seydina Aïcha di rawanteeg moom loolu day ñaxal ak sëy ñaar yi daal ku ko yor sa sëy mën naa neex benn bi jikko golo la bi ci des jikko gaynde xam nga ndaw si dafa ànd ak borom këram ñu dem ci hadiqatul xayawaan mooy parc bi ñu dem xool gaynde gi mu nga tëdd fële soxna saa nga tëdd fële faalewu ko ndaw si daal affaire bi yéemu ko daal mu jàpp ni gaynde gi daal mënul yor soxna parce que faalewu ko ñu dem ca golo ya mu gis golo gu góor gi nekk ca soxna di teeñaka lu ne mu dugg ci xam ngeen golo dafa ngis taw ndaw si kontaan jàpp ne golo daal kii moo mën a yor soxna waa ji ne ko kaay mu jël benn xeer ñu dem ci gaynde ga mu sànni xeer wi ci wetu soxna si gaynde gi tëb songu xeer wi commencé protéger soxna si mu ni ko gis nga mu ni ko waaw ñu dem ci golo ga bi mu demee ci golo gi mu jël xeer wi sànni ko soxna si golo gu góor dañuy bërët lay di daw di dem bàyyi fa soxna si mu ni ko gis nga kon gis nga ngëstalu golo gi li feeñ mu ni ko laa taxkum al asyaai fi mawqifin waahid gis nga benn situation bu ci àtte kenn parce que gis na soxna dafay laaj nga bëggal ko waaye bu dara xewee tam dafa laaj nga protéger ko waaye ñu sànniw xeer nga daw bàyyi ko ana la nga doon teeñaka labbi kële nag mu nga tëdd fa la jàpp njàmbaram waaye bi mu sëree ñu xam ni bëgg na soxnaam kon da ngay jël bu golo boole ko bu gaynde golo nag na wàññi ngisaloom jox ko gaynde gaynde wàññi fulaam jox ko golo su ko defee ñu xam ni sëy daal ab ànd la bu yàlla dogal waaye lu mu yàgg-yàgg day jeex boo àndeeg nit da ngeen koy ameel ak mu la koy ameel na ànd ba rafet ahbib man shita fa innaka mufaariq yonent bi nee na bëggal ku la soob àndal ak ku la soob bis dina ñëw ngeen taxali ko te wallahi ku amee nit ak ba mu dem bàmmeel wala nga ameel ko ak ba dem bàmmeel yowmal xiyaam kenn du baale kenn du maye mbir yi nan ko réglé fii nañu ànd ci njëkk ak teraanga moo tax aaya yu bari ci alquran bu ci yàlla wax wàllu sëy da koy booleeg ragal yàlla
bari na ko xam ne tey bu mënoon a ñëw àdduna baalu àq soxnaam wala mu ñëw àdduna baalu àq borom këram dina ko def waaye awalam yaraw annahum ilayhim la yarji'un yàlla nee na ku dem doo dikkaat kon loolu jar na bàyyi xel ku dem doo dikkaat kon nag nañu moytu àq yi nañuy moytu yi sew sewaan yi di jëllale di góorgóorlu ba nga xam ni dina oyof su ko defee la daloon góor ga bañ a dal kenn góor ga foofu lay daaneele soxna si dafa nelaw ñu dem ci armeel yi di ko rob ñu ne ko waxal mu ni du wax du seede dafa leen rek nit ñi dañoo bëgg tamit nit ñi seede lu nañu wax ñu forcé ko ba mu jël kàddu mu ne mbokk yi maa leen di nuyu daal di jëmm ji tëdd ba ma ko takkee ba tey daa mas a wax te tontuwuma te tëraayam bi moo ko waral daal di wasalaam waaye mbokk yi mën nañu ko bàyyi mu nopp li ko tax a noppi nangu la wax moom xam na ko moo tax bu ñu forcé nit ñi kon nag lu mel noonu yàlla na ci yàlla musal yàlla ñu yàlla may kenn ku nekk mën a taxaw say ak muy nekk jaamu yàlla boo nga xam ni yàlla da koy continuer àdduna waaye tamit àllaaxira dafay amaat ndax ku dugg àjjana sa soxna dugg àjjana da ngeen fay sëyaat bu fekkente ni benn jëkkër la masa am bu fekkente ne dafa amoon jëkkër yu bari dañ koy tànnloo kum ca tànn moom lay àndal wasalaamaaleykum wa rahmatullah te pourtant boo ko teree àdduna tukki mu yàq sa der moo tooy kon jigéen ñi dañu war a xam ni nga xam ni moom mooy yoon ñu def ko tàggoo mooy da ngay yëgle avant nga xam ne bu heure ba jotee ñu xam ne war ngaa dem bërëb sàngam bu boobaa da ngay soog a ñëw yëgal ko ne rek maa ngi dem waaw kon loolu ñu bàyyi ci xel moo tax yàlla ba mu wax ko saalihaatu qaanitaatu dañu jigéen ju baax ju man ci doon da ngay topp yàlla topp sa borom kër jigéen ju baax da ngay topp yàlla topp sa borom kër moo tax Aysa laaj nan ko moom moo wax ni laaj naa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sayyida Aysa radiyallahu anha nit mu ni jigéen ana kan moo ëpp ay àq ci moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko borom këram xadis boobu lu jar a bàyyi xel la borom kër buñ la xasee may borom kër àq ji mu am ci yow say waajur sax amatu ko yonente dafa jàngale waaye mu laaj ko ni ko góor nag ana ku ëpp ay àq ci moom mu ni ko ummuhu yaayam yaay moo ëpp àq ci ku góor sax waajur wu góor moo ëpp àq soxna léegi nag jigéen ñi day ñëw di wujjeeg seen yaay borom kër yi di teg bët seen yaay borom kër yi te bu doon sa yaay borom kër doo sëy si ki la jural jëkkër jox ko cër sa yaay la xoole ko bëtu yaay xoole ko bëtu ñaari yaay da laa jural la borom kër ci sa borom kër naa ni yaay war nga ko mën a wax yaay te di ko xoole bëtu yaay waaw sa borom kër boo ko joxee cër ki ni xëy naa ko yaay nga la waay war nga ko mën a wax yaay te jox ko cëru yaay defe naa ni ku yilif sa kilifa kookaa la yilif kon jigéen sa goro du sa wucc sa goro sa kilifa la moo tax loolu beneen bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Xusayn ibnu Muhsin dafay nettali ni dafa amoon benn bàjjanam bu jóge woon ca côté Hira Kuufa côté Kuufa ñëw seet si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn soxlaam ba mu amoon yonent bi bu mu ñëwee mu laaj ndaw si ni ko azzaatu zawjin anti mu ni ko ndax am nga borom kër mu ni ko waaw mu ni ko kayfa anti lahu noo def ak moom mu ni ko laa aluhu illa ma ajastu anhu mu ni ko du ma gàttañ lu ci ay soxlaam ay yitteem lu dul lu ma lottu nga xam ne mënu ma ko def yonent bi ni ko fanduri ayna anti min fa innama huwa jannatuki wa naaruki yonent bi ni ko ndax borom kër am nga ko mu ni ko waaw mu ni ko noo def ci moom mu ni ko maa ngi góorgóorlu de li ma man lépp maa ngi koy def yonent bi ni ko na nga xool ni ngay def lanteeg moom ndax mooy sa àjjana mooy sa safara mooy sa àjjana mooy sa safara bi maanaam góor gu nekk buntu nga ci sa soxna pour mu dem àjjana wala muy buntu bu dem safara
yow nag boo ci tijji rek yow ku jigéen gi foofa nga jëm boo nangoo topp ay waawam topp ay ndigalam ci lu neex yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis yu bari ni jigéen gu julli waxtu juróomam woor weeru kooram bu ma nee aji màkka mu aji ko topp borom këram nee na ëllëg yawmal qiyaam daf koy tijji ajjana ni ko duggal ci buntu bu la neex kon topp sa borom kër du caaxaan ci jaamu yàlla la bokk jaamu yàlla bu rëy la kon ñu bàyyi ko xel moo tax yonent bi pour walla pouvoir bi góor am ci soxnaam ci àq mu topp ko dafa wax ci benn xadis ni kenn ci yéen bu ko soxnaam tàggoo di dem jàkka ja bu mu ko tere xam nga jigéen julli mooy farata ci moom waaye dem jàkka du farata ci moom ma ne yonente bi ci xadis dafa wax ni bu ko tàggoo di dem jàkka ji bu mu ko tere waaye tey bés bu ko nit defoon ñu naan moom de da koy tere sax julli ji jàkka ja ma ne diine ji faaw ñu jàng ko xam pouvoir yi fi mu toll xam àq yi ni mu toll xam daraja yi xam degré yi bañ a jaxase mbir yi parce que mbir boo ko joxee lu mu yayoowul da ngay yàq waaye tam boo ko joxee lu manqué li mu yayoo ba tey yow yaa ngi yàq waaw tey ku fi sa soxna ni wax maa ngi dem jàkka nga ne ko jullee ci kër rajo yépp ni da doon tere soxna sax pour mu julli ci jàkka ji ba pare nag utal la sabab boo xam ne ñoom xamuñu ko te yow xam nga waaw kon loolu ñu bàyyi ko xel beneen bi ci àq yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni ñett a ngi nii seen julli kenn du ko yëkkati mu tim seen bopp lu toll ni baatu bëy sib bi ci jëkk mooy rajulun amma qawman wa hum lahu kaarihun mooy ku jiite aw nit te bëgguñu mu jiite leen yonent bi nee na kooku julleem bu fekkee nag sabab yi sariya moo tax mais saa sabab yi parparloo wala nangam mais dañu gis ci moom lu ko sariya jamee ba bëgguñu mu jiite leen yonent bi nee na kooku su forcé ba jiite julleem du weesu boppam ki ci topp mooy wamraatun baatat wa zawjuha alayha saaxit yonent bi nee na mooy ko nga xam ni jigéen ji tëdd di nelaw fekk guddi gi yépp borom këram ni ko mere jëppi ko nee na kooku bu xëyee bu julleem ji du tiim boppam kenn du ko yëkkati beneen bu ci topp mooy ñaari nit ñu tongoo lu ëpp ñetti fan ñooñu bu ñu jullee yàlla bëggul loolu nag mbokk yi jar naa bàyyi xel yomb na tey ci jamono tongoo dafa yomb ci jamono tey xam nga am na mbir yoo xam bu njëkk dafa jafe woon waaye tey am na mbir yoo xam dafa yomb tongoo dafa yomb parce que sabab yee bari beneen ci àq yi soxna ameel boroom këram mooy alqaraaru fil bayt sax ci kër gi waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyati ula alquran moo jëkk a wax addu pour organiser góor këram participer ni jigéen ñi nañu sax ci seen kër yi waaye fii tax yàlla dafa teral jigéen jël kër askanale ko fii buyutikunna dafa mel ni nañu jigéen yéen a moom kër yi ndax jigéen mooy defar kër góor li muy nekk ci kër bariwul arab yi dañ daal lépp ni góor guy toog ci kër yu bari kooka góor gu bokk ak jigéen jikko la moo tax ca suuratu tawba yàlla ba muy ŋàññi naafiq yi di leen daroose ma alxawaalif la wax te alxawaalif mooy ay jën ci luga arabiya yoo xam dafay téye ab néeg wala sàkket wala yu demee ko nga xam ne du fa jóge ci suma wax waaye rek toog ci kër jigéen a ko moomoon léegi nag bu fekkente ni jigéen ji nangu la toog ci kër gi wala tabaraj na di baraj rek fu nu geestu gis la ci mbedd mi mais doo tax la defal sa kër moo tax jigéen day dox farata ñëw toog ndax bu fekkente ni góor bu nekkee ci bitti bu ñëwee fekku la fi li taskunu ilayha fan lay amee alquran waxoon ni góor moo war a teeru jigéen moo war a teeru borom kër waaye ñëw fu mu nekk gisuñu ko booy dem doo tàggoo xam nga damay wax toujours ni jigéen bii génn te doo tàggoo da ngay yomb tuumal ndax sa borom kër di ñëw di laajte fu diw dem dafa rafetul ci der jigéen ku ne may na ko mooy ñëw ci kër naan ana diw ana seeni yaay ñu ni xamuñu fu mu dem rafetul ci deru jigéen borom kër du laajte mukk fu soxnaam dem bu fekkee soxna si jaar na yoon ndax waru la dem fu mu xamul ñu bàyyi ci xel beneen bi ci topp mooy ci àq yi
mooy bu mu dugal këram ku ko neexul. bul jël sa kër borom kër di fa dugal ay nit ñoo xam ne bëgguñu ñu dugg fa. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax bu mu digal ci kër borom këram ay nit di leen fa dugal surtout bu fekkente ni borom kër gi dafa nekkul. waaye bu fekkee nag kër la loo xam ne borom kër d'accord na ci nit ñi ñoo fay ñëw lu mel ni tambis nga xam ne kooku sax mooy jënd suukar ak war nga di ko fa bàyyi pour bu gaa yi ñëwee loola moom waa ji moo ci d'accord. waaye ñoo nga xam koo jóg rek dugg ci biir kër gi te am na ci ñoo nga xam ni dangul yem sax toog ca kër ga ba tayee ñoom ca saal ba ba ginnaaw subaa ñoo nga jaaxaan ca sa lal ba maa la wax ni man di laaj yi njara ki ataaya loolu du yoon. moo tax sóoratu Nuur jigéen ñëpp war nañ koo jàng ak góor ñi xam teg gi ni kër teg gi ni yëglu teg gi ni dugg ci kër ak teg gi ni génn ci kër heure yi nga fa war a dem heure yoo fa warul a dem yooyu dafa am solo parce que am na heure yoo xam ne awra loolu la ko alxuraan tudde léegi nag bu fekkente ni am na melokaan yoo xam boo koy fekkee nit boo moytul bu yàggee sa xel dem ci leneen loolu lañ tudde rusulu shayatin seytaane dafa am ay message yu muy joxe pour yàq su ko defee ñu moytu yooyu kon jigéen mukk bu mu dugal ci borom këram koo xam ne borom këram bëggul mu di fa dugg. beneen bi ci topp mooy ak yi nga xam ni jigéen ameel na ko borom këram mooy xaqul intiqaal maanaam sa borom kër tey bu la ne woon damay toxu da nga ko war a topp ndax yàlla moo ne wax ni askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum dëkkal leen fa ngeen dëkk lu dul rek ngeen tegoon ay charte te jamonoy mariage la nga ni ko yóbbuwuma la dëkk ba ngeen d'accord ci loolu waaye nga wax loolu ba pare jamono ñëw nga ni ko damay dem dëkk ba am na droit toog nag parce que yaa ko waxoon ni ko yóbbuwuma la moo tax bàyyi noonu rek moo gën a wóor parce que jamono dafa yor ay taxallubaat bis mën naa ñëw rek ñu la Casamance la beneen bi mooy amee nga ko xifzu maali zawj ak la sa borom kër nga di ko sàmmal alalam waaw nga di ko sàmmal alalam waaye jigéen ñi léegi ñu ci bari dañ yàq seen alali borom kër yi parce que dañ naan boo leen koo dajalelee bu ñu bari lee dem takki keneen loolu de ñu ci bari loolu la ñuy wax moom lu ñëw na jeex rek da ngay gis ku dugg taal ma fukki lamp te benn lamp doyoon na ndax pour facture bi ñëwee cher robinet yi ñuy duy set rek muy satatati maanaam yàq boo waroon a togg liitaru diwlin togg ñaar kilo teeb nga togg ñett parce que jàpp nga ni boo ko sakkanalee poosam 10 bu demee ba am dem takki keneen waaye takk dafa dagan moo gën di dem ci poto lamp yeeg dugg ci ruq yi ñu lay jàpp góor sagam dëgg yow jigéen sa sag dëgg mooy sa borom kër am fu lay dem fële takk fa jigéen sa naw la ni yow indi la ko ci kër gi foofu sax la ñuy xamee loo man waaye yow kese benn lam du yëngutu bu ko bañ ku wóolu sa bopp doo ragal yàq moom sa alali borom kër baaxul bu ko jël tamit di ko saaxate amoo ci ndigal moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ndaw sax borom kër gi mooy jël tuyaaba ji waaye bàkkaar bi yow yaa koy gàtt nga jël sa alali borom kër rek di saax-saaxee lu dul nag nga am waaju nay yoo xam ni day korkoral lim lay jox du doy bu boobaa jëlal li la doy loolu la waxoon Abu Sufyaan dafa nay mu ni Hind jëlal li la doy yàgg sa njaboot waaye la ci des nga bàyyi di jëli ëmbi ceeb di mayeeg jël suukar di mayeeg jël meew yi di mayeeg sa borom kër te amoo ci ndigal loolu bàkkaar la waaw moom nag mooy am tuyaaba ji moom borom kër beneen bi ci topp ci képp kuy yéwénal wàllu sëy ku mu mënta doon suñu borom dugal na la ci benn xur woo xam ne nii mooy sëy bi su defaruwul rek yéen ñaar am na ku maanduwul kon loolu bu lislaam di def yooyu yépp nag dafay bañ fase am parce que fase lii tax lislaam di ko bañ dafa bari loo xam ne nii dana ko def ci société bi moo tax mu ne lislaam bu fekkee ne dafa yoonal li ñuy tudde fase yi tamit mu doon kën def ko muy luy tax ñaari way dencante yi ku nekk dem
waaye tamit loolu nee ne l'islam daf ko def ngir ñu xam ne loolu mooy dernière solution moo tax kenn du ko kafe kenn du ko fowe waaye l'islam daf ko itamit def loo xam ne nii mooy saafara soo xam ne nii sëy bii mënatu la dem ñu jël ko kenn ku ci nekk dem sa yoon waaye nag bu fekkee ne loolu am na mbokk yi fase am na ay mbir yu doy waar ay jeexital yu doy waar yoo xam ne nii képp ku xam loolu da nga moytu li nga xam ne nii moom mooy fase moo tax li l'islam li may wax bés bu nekk mooy xadis bi soññane nañu takk soxna même xadis bi moom moo soññane ku takk sa soxna na nga ko téye tazawwaju la yonent bi wax di fi'lul amri andi nahyu bi ne wala tutalliqu denc leen ay soxna waaye bu leen wàcc fa inna talaqa yaxtazu minhu arshu rahman yonent bi nee ne ku bëgg yëngal arash rek na nga wàcc sa soxna kon loolu bu ko l'islam defee solution la boo xam ne nii moom mooy bi mujj bokk na ci jeexital yi muy def si tax l'islam tere ko mooy bi si jiitu mooy dafay tas li nga xam ne nii moom mooy famille waaye tamit dafay yàq li nga xam ne nii moom moo di société xale yi nga xam ne nii ñoo nekkoon tamit ci sëy bi miin bés bu nekk di gis seen papa ak seen yaay nee na loolu bés bu amul bés bu demee ba dañ nee na loolu tamit dafay jur teqala ko boo xam ne nii dafay am ci diggante famille boobu papa ak yaay ak ñi nga xam ne ni ñoom ñooy njaboot gi beneen bi ci topp yi tamit li tax l'islam di ko bañ bokk na ci jeexital bi muy def ci góor moom mooy góor gi nga xam ne nii dafa am soxna boobu daf ko daan dimbali pour mu mën a organiser dundam daf ko daan dimbali pour bu fekkee ne sonn na soxna si moom moo koy dalal waaye tamit di taxawu ay mbiram lii yépp nag bés boo wàccee sa soxna da ngay mujj doon kuy tumuranke di taxawaalu ci mbedd mi bokk na ci yii tax l'islam wax ne bu kenn fase dafay andil jigéen ay problème yoo xam ne nii ci wàllu économie lay doon jigéen ji nga xam ne nii yiiroon nañu ko ci kër gi lépp lu mu soxlaa ñu defal ko ko soxlaawul lenn kenn sàmmoon boppam léegi nag nga génn ko ci environnement boobu léegi mu nar a dundaat moom kese kooku noonu bu doonul jigéen joo xam ne nii bu sangewul lool la mën na sax dem ba dugg ci loo xam ne nii lu xaram la moo tax l'islam ne bu kenn fase sa soxna beneen bi tamit mooy société bi ci boppam jigéen ji nga xam ne ni wàcc nañ ko dafa am bët bu ñu koy xoolee maanaam dañuy jàpp ne léegi kii jigéenu ku ñëpp bokk la amatul borom kër caaxaankat yi dañu koy ñeme waaye tamit ñi nga xam ne ni mooy ay bëgguñu lu baax dañuy ñeme jigéen jooju nga xam ne nii dañu ko wàcc nekkatul ci sëy kon loolu bokk na ci liy tax l'islam ne bu boobaa bu kenn fase sa soxna bokk na ci li tax yi tamit moom mooy xale yi nga xam ne nii ñoom ñoo seqoon ñaari way dencante yooyu ñoom dañuy am ak xaj léeg-léeg ñii nekk ci seen kër yaay ñii nekk seen kër baay bu fekkee ne dañuy leexu seen pàpp xale yi dañuy toog di ko dégg ñii bu ñuy leexu seen yaay xale yi dañuy toog di ko dégg bu boobaa dañuy am lu leen metti lool parce que ku sañoon tamit foo mën a nekk bu ñuy wax ci sa yaay wala ñuy wax ci sa papa lu rek mu doon wax boo xam ne ni wax bu rafet la waaye bu fekkee da nga ànd ak sa njaboot ñëw ñibbisee bés bu ñuy koy xas boobu noonu wala di ko leexu yow doom loolu tamit mën na tax mu doon loo xam ne nii lu ko metti la beneen bi tamit dana dégg moom xale bi nekk sa papa wala sa yaay moom moo leen utalul kër baay fii ñun suñu kër baay la bu fekkee ne da nga bëgg dara da ngay dem uti kër baay loolu tamit bokk na ci li tax l'islam wax ne jigéen baat boobu rek waroon na tax mu sëy ba dee mooy lan mooy fexe ba utal ay doomam kër baay foo xam ne nii danañ xam ne fii seen kër baay beneen bi ci topp yi tamit mooy
li tax l'islam ne bu kenn wàcc sa soxna jeexital bi mooy mën na indi yi nga xam ne ni moom moo di jaxasoo ci diggante ñaari famille yi nga xam ne ñoo séqoon sëy bi rawatina nag bu fekkoon ne ñaari famille yooyu doonoon ay famille yoo xam ne ni ay mbokk lañu ñaari mbokk maye ku nekk nga jël fii jël fële maye léegi fi ñu toll nii sëy ba dem na ba am problème sëy ba tas na loolu man dootul yamati sax ci ñaari way dencante yi di jëkkër ak jabar mais dafay jeexital ci ñaari famille yi loolu yi tamit bokk na ci li tax alquran ne l'islam ne nañu moytu fase bu baax a baax a baax a baax beneen bi tamit moom moo di insécurité bi nga xam ne nii moom la xale yi di am mooy dootoo leen mën a tee recadrer yow en tant que seen pap wala yow en tant que seen yaay parce que ay xale la ñuy doon yoo xam ne nii xale ñaari kër la ñuy doon boo nekkee fii nga yaakaar ne mu nga kër papam fekk ne moom mu nga kër yaayam wala mu nga kër maamam loolu noonu xale yi bu ñu koy dund mën na leen dugal ci ak jubadi goo xam ne nii lii bokk na ci lii tax l'islam ne bu kenn fase doomam bu kenn fase soxnaam beneen bi ci topp moom mooy xale yi léeg-léeg dañuy xat lool ci bu fekkee ne dañuy dund ak ki nga xam ne nii mooy seen pàppu jiitle wala bu fekkee ne seen yaay la wala bu fekkee ne seen pàpp la bu fekk ñuy dundaat seen pap takkaat beneen soxna ñuy dund ak moom mu ne loolu tamit léeg-léeg dafay doon ay dundin woo xam ne nii dundin yu méttee métti lay doon parce que léeg-léeg xale bi mën na gis boppam wala léeg-léeg ki nga xam ne nii moom moo di soxna paa bi mën na gis boppam bu ko defee ñuy jox xalante ay wax yoo xam ne nii wax yu rafetul la moo tax gis nga lislaam yooyu yëpp ni mu ko bàyyee xel lislaam daf ko bañ ba wax la ne yow mi nga xam ne ni yow yaay woy juróom wu jigéen boo xësee ba am ay doom yu mag yow dootoo tànnalati sa bopp borom kër waaye say doom ñoom ñoo lay tànnal borom kër kon boo toppee sa bakken rek mën nga fi andi koo xam ne nii ëllëg xale yi dañ koy fubbal yóbbu fële wala bu tëddee si biti ñu xëcce ko sànni fële parce que xale yi tey jii ñoom ñoo xam kan moo leen mat baay boo ñoom bu ñu tànnalee seen bopp ki leen mat pap bu ñu ko andee si kër gi dinañ ko respecté mais bu fekkee ne yow en tant que jigéen da nga topp sa bànneexu bakken ba uti ku la neex yi tamit boo ko andee si kër gi mën na indi ay jafe-jafe yu bari diggante ay tiraillement yoo xam ne day am ak seen pappu jiitle boobu ak xale yi nga xam ne nii ñooy ay xale yu mag lañ rawatina nag bu fekkee ne kër gi muy ñëw kër googu ñoom seen papp moo ko moom kon yooyu tamit nañu koy bàyyiwaale xel bu baax a baax a baax beneen bi tamit dana jural xale yi nga xam ne nii moom moo di xol bu metti ci lenn ci xale yi ba mu jural leen tey ji ñuy dugg ci loo xam ne nii moom mooy agression wala dugg ci li nga xam ne nii moom moo di naan sàngara parce que gis na ne environnement bi muy dund doonatul environnement boo xam ne nii dafay stable pour moom léeg-léeg da nga koy gis ñi nga xam ne nii ñoo yor xale yi di jàngale léeg-léeg nga gis ne xale bi léeg-léeg bu fekkee ne sax xëy nga na mu meloon melu ko tey nga gis ko mu ñëw toog jàpp njàmbaram waxul participé wul deful dara ñi si ëpp boo leen di xool dafa am loo xam ne nii gis nañ ko seen diggante ak seen wayjur wala muy ñoo xam ne nii dundatuñu ak seeni wayjur loolu dafa influencé xale yi xatta di nga xam ne nii moom mooy si seen wàllu dund adduna beneen bi ci topp mooy noonoo gi dafay gën a tar parce que dañ siy dem ba kenn ku si nekk di yóbbu sa morom tribunal di yéeg a xawàcc di yéeg a xawàcc ngir yoon atte kenn ku si nekk loolu nag moom dafay mujj indi ak nooneel goo xam ne nii lii bokk na ci lii tax l'islam ne bu kenn wàcc soxnaam beneen bi tamit dana jural ku góor ki tuuma ne ku mën a wàcc ay soxna la mënul yor jigéen am na ji góor ñoo xam ne nii
boo wàccee kenn wàccaat keneen léegi bu boobaa tuuma daf lay commencé topp te loolu tamit bokk na ci li nga xam ne nii tax na lislaam bëgg sagal ñi nga xam ne ni mooy ku góor ki ba ne ko yow sa soxna nanga ko téye même coono bu mu mën a doon boo ko amee nanga ko téye benn mag dañu jàngaloon sa jolof ne ñu jigéen moom ak ku mu mën a doon ñoom ñépp ñoo yem mu waxeen ka nag ci waxinu wolof bu am solo ne bu fekkee ne da nga wàcc sa soxna ndax da daan tuur ndox ci kaw lal bi moo tax nga wàcc ko ëllëg ki ngay dencaat bu ñëwee kooku dugub lay tuur ci kaw lal bi te doo ci mën dara kon loolu jàngale mu rëy la maanaam jigéen ji nga xam ne nii da nga ko sib bale naa ko wàcc ndax lii lay def yàlla dana nattu ba keneen bu ñëwee lu gën a garaaw li kii doon def moom lay def te doo ci mën dara moo tax li alquran wax ne na ngeen téye te muñ loolu mooy li nga xam ne nii moom mooy li ci nekk beneen bi ci topp mooy xale yi ñoom i tamit bokk na ci li tax lislaam bëggul kenn wàcc soxnaam mooy lislaam dafay bàyyi xel njaboot gi dégg leen ñu dem di waxtaan ak seeni xarit ñuy wax lu neex seen diggante seen papa ak seen yaay ñoom ñu nekk wala mu dem kër fekk fa koo xam ne ni dafay dund papaam ak yaayam ñépp nekk benn famille moom loolu noonu mën na jur jeexital ci moom moo tax lislaam ne yéen ñi nga xam ne mooy waajur yi tamit sóoraale leen bu baax a baax ñi nga xam ne ni moom moo di xale yi beneen bi ci topp mooy fase moom bu amee rek échec am na ci ku góor ki ak ci ku jigéen ki maanaam boo déggee ne diw wëcc na soxnaam mooy échec am na ci ñaari jaanib yépp mooy kenn ku si nekk lala lislaam waxoon pour nga defar mooy muñ nga nga xam ne ni moom nga waroon a muñ en tant que góor defuloo ko waaye tamit muñale ga nga xam ne ni moom la ku jigéen ki tamit la mu waroon a defu ko misaal niñ ciy andi mooy Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu xam nga Omar ku nekk xamoon na ne ku naqari deret la woon ku tàngoon jër la dafa am benn waay boo xam ne nii dafa amee woon ak soxnaam coow lu rëy maanaam mayu ko jàmm guddi gi yépp lu nekk mu yàq ko waaye nag kooku nag moom yàkkamtiwul ba bés seet jot rek nee ne naa dem ci Omar ibn al-Khattab bu ma demee tawat ko mbir mi waaye laaj ko ndigal ndëg si wàcc soxna si parce que soxna si mayetuma jàmm waaye gis nga keroog bi mu ñëwee fekkul Omar génn mu ngi ko fekk ci biir mu toog di ko xaar te Omar li ko tee génn keroog moom mooy lu gën a garaaw la waa ji fekk ci kër Omar mooy la mu bàyyi këram la ko kële doon wax bi mu ñëwee li soxna yu Omar di wax Omar moo gën a garaaw loolu te Omar mooy amirul mu'minin mu toog di ko déglu ci nopp boppam ba si yàgg rek xelam yedde ka mu ne naa dellu ñibbi comme man dama doon wut say wàllu te man li ma fekk kër Omar ndekete moo gën a doy waar mu ne naa ñibbi bi muy dem nag Omar gis ko woo ne ko lan moo doon sa tànk waa ji nakal mu ne ko waxal rek mu ne ko am na loo xam ne nii kenn du la ko nettali yaa ko gisal sa bopp waaye nag dafa am loo xam ne nii moo tax ma muñ loolu lépp te loolu la góor ñi war a bàyyi xel parce que Omar dane ka innaha amanatullahi minni gis nga ndaw si wëllëre yàlla la ci man kon duma ko xoole ay mankaam waaye damay xool yàlla mi nga xam ne ni moo ma ko dénk amul góor goo xam ne nii jox na alal ju mën a jënd jigéen waaye wëllëre rek goo xam ne nii moom la yàlla wax ne jigéen demal ñibbili góor mu ne jigéen goo xam ne nii juddoo na fa mu war a juddoo màgge fa mu war a màgge ñu yar ka fañ ko war a yaree mu des lu dul mu war a jariñ ay wayjuram suñu borom ne ko génnal sa koy wayjur dem jibbili góor ana ban góor moo ko liggéeyal yàlla moo tax mu nekk amanatullahi minni